téléspectateur yu ITV ñu leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii di alxames ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru mars atum 2020 ñu am mbégte dalal Famara Ibrahima Cissé nekk président de l'ACSIF n'est-ce pas Famara. oui moom la. waaw maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci dalal bi nga ma dalal tey ci ITV. di remercier seeni téléspectateurs yeeg techniciens yi nga xam ne tey ñoom ñoo concourir pour réalisation émission bi. di yaakaar rek ni askan bi dinañ ci jëlee njëriñ dinañ ci jëlee xam-xam dinañ ci jëlee sensibilisation buy tax tey ñu mën a am beneen taxawaay bu bokkul ak bu ñu doon am. ñu fas yéene waxtaanee jamono coronavirus ak tamit banques yi taxawaayu banques yi ak tamit nekkinu clients yi si banques yi ak tamit bor yu ngi fay am naka noonu ak entreprise yi nuñ ko baaxoo di defee dañuy ànd ak docteur Aloyse Diouf moom mooy directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale mu ñëwal amal ñu point du jour jëm ci wàllum feebar bii di coronavirus. tey alxemes ñaar fukki fan ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen yi nga xam ne moom lay weccoog yéen ci téeméer ak fanweeri test juróom benn positif nañ ci juróom benn yi juróom yi cas importé lañ benn bi nekk contact boo xam ne suñu service yi ñoo ko doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ñaari fan ci weeru mars am nañu Sénégal téeméer ak juróomi cas yoo xam ne détecté nañ leen ñu positif ci téeméer ak juróomi cas yooyu juróom-ñeent wër nañu ba génn juróom-ñeent fukk ak juróom benn ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour ñu wéyee tegtal yi nga xam ne ñoom lañ leen di jox bés bu nekk. alors Famara Ibrahima Cissé nga nekk njiitu di association des clients et sociétaires des institutions financières dégg nga kàddu docteur Aloyse Diouf tey jii Sénégal tamit amaat na ay cas yu bees juróom-benn. moo tax nit ñi war a jël seen matuwaay nga may ma rek ma remercier personnel de santé bi nga xam ne ñu ngi taxawaay boo xam ne sénégalais yëpp rafetlu nañ ko. ci xeex jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus ak ministère de la santé boo xam ne jiital ci ministre bi di ko remercier di ko féliciter à l'image de tous les sénégalais may wax rek ni cas yi chaque jour ñu dégg ci war naa yee bépp sénégalais ci taxawaay bu bees bu mu war a taxaw ci sensibilisation bu mu war a sensibiliser buñ ko xeeb nañ ko def ci làq yépp nañ ko def suñuy xarit nañ ko wax ak suñuy njaboot. protéger xale yi surtout ñu bañ di ñi nga xam ne seen xel daanaka màccul noonu protéger leen ba nga xam ne tey ñoom it duñu contaminer maladie bi donc vraiment may ñaax Sénégalais yëpp di leen wax ni feebar baa ngi fi te dëgg bu wóor la dafa am du loo xam ne dañuy laam-laame da ngay laal daj mu ngi yàq ay économie mu ngi yàq ay génération dëkk comme vraiment ñun nañu jël les mesures qu'il faut pour que vraiment ñu mën a taxawaay bi war pour mën a xeex jàngoro ji nga xam ne fi mu nekk ni lëmbe na àddina te mu ngi suñu biir dëkk. alors gis nañ ñu bëri ñu ngi jug di amal ay sensibilisation yéen waa ACSIF est-ce que loolu tamit yeneen si xar seen tànk tubéy. waaw organiser nañ d'abord benn cotisation boo xam ne ci groupe WhatsApp ACSIF yëpp nit ñaa ngi cotiser ñuy envoyer liste bi pour que ñu am benn somme boo xam ne dañ koy jël jébbal ko ministère de la santé boobu benn la. deuxièmement suñuy groupe dañ ciy partager tamit ak suñuy rencontre ñu am dañ ciy partager yenn information de sensibilisation mais bu weesoo loolu fin du mois bi ñun dañoo wàcc sur le terrain dem ci banques yi dem ci GAB yi pour gën a mën a sensibiliser population bi di leen xamal ni monnaie bi day contaminé di leen xamal ni GAB bi day contaminé di leen xamal ni dañoo war a def usage antiseptique yi nga xam ne yor nañ ko mooy lan gel bi ñu koy utiliser bu ñuy dugg ak bu ñuy génn ak tamit ñu am benn distance boo xam ne dañ koy marquer seen diggante pour que vraiment contamination bi bañ a law mais surtout ñuy toog seen kër yi di wàññi seeni déplacement parce que bu ñëpp toogee wàññi déplacement yi day tax feebar bi du law parce que ba tey bay wax ak yow ni
nit ñaa ngi wax mais ba tey amugul ba léegi médicament boo xam ne homologué nañ donc nañu fagaru moo gën ñuy dem di faj. alors gis nañ coronavirus bi banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ñoom génne nañ communiqué ñaax état membres yi jox leen ay mesures yi nga xamante ni mën nañ ko tegandiki ngir bàyyi xel bu baax a baax coronavirus galaa muy am jeexital ci suñu wàllum koom-koom. waaw coronavirus day suuxal comme réew moo tax ñu rafetlu ñun banque centrale mesure mu jël ñu ngi tàccu ñu ngi koy rafetlu waaye dañ jàpp ni c'est insuffisant. parce que mesures yi dafa jëm ci état yi ak ci banques yi parce que refinancer nañ banques yi pour ñu mën a jàppale suñu état yi ndax ñu mën a faire face à la maladie daanaka jànkonteel ak feebar bi mais nag mesures yi dafa war a tamit impacter entreprise yi impacter personnes physiques yi personne physique comme personne morale parce que tey li ñu gis mooy entreprise yu bëri tëj na wala muy ralentir wala nee nañ seen personnel bi lañ toog seen i kër. c'est vrai loolu leer na entreprise individuelle yi wala mooy daanaka ñi nga xam ne ñoo am seen i cantine yóbbu ko ci luuma yi di commerce doxatul fi mu nekk ni ñoom ñëpp presque luuma yi gis ngeen ni marché hebdomadaire yëpp tëj nañ ko fi mu nekk ni commerce bi doxatul bu weesoo loolu personne physique yi ñoom ñi seen bopp dafa am ay bor yoo xam ne dañ koo ameel banques yi léegi nag comme mesure yi état bi da koo jël ne nañu wëññi déplacement yi ñu tëj école yi tëj marché yi ba nga xam ne économie bi dafa nekk au ralenti ba nga xam ne am na ay entreprises yoo xam ne ñu ngi sooxe il faudrait que banque centrale mesure yi muy jël mu impacter non seulement ci état bi ak banques yi mais aussi mu wàcc ba ci suufu mooy entreprises yi personnes morales yi ak personnes physiques yi parce que tey nañu waxante dëgg travailleur boo xam ne day am 300 000 francs salaire mais day gis ni bu salaire am jaaree banque li koy dese du mat 50 000 ndax dagg yi ñu koy dagg découvert prêt spécial prêt logement et cetera 50 000 lay des mais da doon yaakaar ci xarbatt bu mu doon def heure supplémentaire yi mu doon def pour mën a compenser ndax mën a fatt mën a dundal njabootam waaw kooku noonu boo ko nee limiter sa déplacement bul génnati sa kër mais teg nga ko coono léegi nag pour que coono boobu teggee ko ci kawam ndax mesure yu nga ko wax mu jëfee ko de manière efficace parce que loolu la war a def il faudrait que nga jël ay mesures d'accompagnement ci mesure d'accompagnement yooyu dafa am la loi sur le délai de grâce daanaka président na jël décréter délai de grâce mooy lan may ñu leen bor bi mais dañ koo reporter dañ koo repousser dañ koo suspendre pour 3 mois renouvelable loolu la agsi mais justement aussi bien doguma la 3 mois yooyu est-ce que banques yi commencé nañ ko appliquer su amee est-ce que tamit ñoom ñëpp ñu ngi appliquer li ni mel. waaw fi mu toll nii may wax ak yow nii weer bi dee na mais ñun gis nañ ni ñu bëri woon nañ ñu ne ñu am na ay banques yoo xam ne ñu ngi appliquer xaw ma ndax réellement dañ ko appliquer xaw ma ndax échéance yi moo teel a jàll moo tax daggaguñu mais loolu yëpp dinañ ko vérifier après mais man mii di wax ak yow nii tey bu ma demee sama banque gis naa ni moo ngi appliquer léegi nag dama xamul ndax échéance yi moo jàllagul wala boog ñu ngi appliquer réellement mais en tout état de cause dañoo war a appliquer parce que tey dama lay jox benn exemple jaaykatu luuma bi nga xam ne dafa jël këram tay la ko banque ñu jox ko billion mu ibbi magasin am wala mu ibbi cantine am di fa jaay kooku tey bu état bi jëlul le décret sur le délai de grâce bu toogee parce que lu may tëj na liggéeyatul amatul revenu mënatul fay bu toogee weer bi fayul waa bi dafa wax ni banque bi mën na saisir justice ñu suspendre ñu saisir ay biens. imaginez père de famille boobu doon liggéey di am nga tere ko mu dem liggéey mu war a limiter ay déplacement am toog këram yow jëloon ndogal boo xam ne wala mesure d'accompagnement boo xam ne banque bi bu weer bi dee bu fayul day saisir këram génnee ko këram mu dem di kër papam wala kër yaayam wala ay kër mbokk tànkaloo bi gën fa bëri bu ko defee feebar bi di gën a law may wax ni marchand ambulant bi nga xam ne moom amul dépense au jour le jour la doon liggéey moom it il faut que ñu xalaat ni ñu koy jàppale il faut que tam ñu xalaat ni ñuy jàppalee ki nga xam ne tamit dafa leb bor muy fonctionnaire bi muy ñooñu nga xam ne dañoo jël ay découvert ak yooyu te mesure bi ñëwagul il faut que ñu xool ñu leen jàppale mais liy faj problème bi yëpp mooy lan la loi sur le délai de grâce banques yi xam ni période bii période de crise la période de sinistre mondial la kon yow 3 mois yi ak 3 mois renouvelables yi da nga jàpp ni doyul. 3 mois non baax na 3 mois renouvelable bu ñu ko defee. waaw banques yi danañ xam ni dootuñu laajati kenn xaalis ci ak ñetti weer. père de famille yi nga xam ne dañoo nekkoon ay travailleurs doon am salarié danañ xam ne danañ jot seen salaire intégralement war nañ mën a limiter seen déplacement. entreprise yi nga xam ne dañ doon fay des centaines de millions banque bi par weer ñoom it dinañ xam ne seen personnel dañ leen war a fay continuer leen fay pour que ñu toog seen kër yi mais
fi mu nekk ni suspendre nañ seen échéance yi comme marché bi doxul parce que tamit mënul nekk marché bi doxul entreprise bi di continuer moom di fay bor bëgg a fay salaire mënta nekk te li doon ñëwatul comme li daan ñëwatul fi mu toll nii li ñu ko mën a wàccee mooy lan c'est des mesures d'assouplissement mooy mu bañati fay bor fekk ñetti weer en attendant moom mu continuer di fay ay salariés am bu ko defee ñooñu mën a toog seen kër respecter les consignes de l'État. alors ñu dellusiwaat tuuti si ginnaaw jëm si wàllum coronavirus est-ce que banques yi aussi lépp lu jëm ci wàllum mesures yi ñu ngi koy appliquer bu baax a baax mesures sanitaires yi. waaw balaa maa ñëw ci compte rendu boobu dafa am benn fait bu ma xaw a fàtte mooy ban les crédits DMC. ak ndax dem si seen communiqué dem sax wax ngeen. très bien les crédits DMC. ak les prélèvements à la source. xam nga état bi dafa am ay fonctionnaires et décisionnaires ak ay contractuels yoo xam ne dafa bëggoon ñu am kër pour ñu am kër nag da leen a facilité woon jox leen benn crédit benn prêt boo xam ne daanaka 5 millions la pour que ñu koy fay ñu dem wuti kër bu ñu dëkk mais crédit boobu aussi gis nañ ni ñu ngi koy dagg il faut que ñu arrêté ko parce que tey nit mënta am 300000 nga dagg ko DMC 80000. banque ba di ko dagg 150000 découvert ba 50000. ba nga xam ne daanaka après du dese dara. 20000 30000 la fa des ba pare ngeen ne ko toogal sa kër mënta nekk il faut que état bi jël ay responsabilités arrêté crédit DMC yi arrêté ponction yi nga xam ne da ko doon def à la source pour que lépp luy prêt daal nañ ko arrêté fi mu toll nii je pense que moom mooy solution bi beneen bi nga laaj question bi nga laaj am na solo ñun tooguñu wax naa la ko wàcc nañ sur le terrain. pour vérifier si vraiment parce que ñun dañuy protéger ndax nee nañ xaalis aussi lépp. ndax ay loxo ñoo koy laal. pièces yi loolu tamit ak pièces yi tamit. pièces yi day wàlle. xaalis bi day wàlle. gab bi boo fa duggee bouton yi day wàlle. loke ba ngay téye di ko ibbi day wàlle. donc ñun li ñu waxoon banques yi mooy nañ jël des dispositions pour que ci biir na am gel ci biti porte bi ci boppam balaa ngaa dugg waa ji soosal la gel bi nga defar say loxo balaa ngaa dugg. boo duggee ba pare boo génnee na nga laal ci gel bi même bu dee mën nga laal parce que bu la defalee gel war nga mën a laal ci biir la nekk mais gisuñu loolu lu ñu gis mooy gel yaa ngi ci biir ba pare sophistiqué ko benn sophistiqué ba nga xam ne suñu sama jarbaat yi nekk fële mbayeen yi ñoom du ñu xam sax ni gel la te amul benn vigile bu taxaw foofu pour wax leen mais li ñu gis mooy am na ay gab yoo xam ne amul sax malheureusement gel amul sax gel te ñun dañ leen ne woon non seulement na am gel mais chaque 30 minutes nañ dugg pulvériser parce que wóorutul nañ dugg 30 minutes yu ne nañ dugg na am benn service boo xam ne day def ronde ndax gab yi day tëju. voilà gab yi day tëju na def ronde gab bu 30 minutes yu ne mu dugg wala une heure de temps yu ne mu dugg ci benn gab pulvériser bàyyi gars yi continuer parce que monnaie bi day infecté nañ def très attention bu ñu manipuler monnaie bi compter ba pare ba dugal seen i biir poche nañ làmb ci gel bi defaraat seen i alors est-ce que saisir ngeen banque yooyu wala est-ce que saisir ngeen banque centrale pour mu bàyyi xel ci banque yi nga xamante ni li ni mel amu fa. waaw parce que dañuy bind ministère de la santé. dañuy bind ministère de la santé parce que non seulement vigile yi fa toog dañoo war di parce que 10 wala 5 mooy dugg ci biir lii gab yi rek laa wax gab yi par benn ay dugg mais nit ñi tànkaloo nañ ci biti ba nga xam ne mën nañ fa wàllante feebar bi léegi nag am na ñoo xam ne jël nañ seen disposition mais am na ñoo xam ne jëluñu seen disposition ñu ngi foofu di waxtaan surtout que bu gab bi paanee wala gab bi xaalis ba jeex parce que gis nañu ay gab yoo xam ne dañoo nekkoon hors service te loolu daal si ñëw sax mais nga gis nit ñi di waxtaan di taxaw di kaas di wax mais wax jooju yëpp wallante mën na ca am donc nañu éviter situation yi mais ci biir gab yi gis nañ ni ci biir guichet yi gis nañ ni 5 mooy dugg waaw mais 5 yooyu bu ñu duggee mais nañ fexe ba guichet yëpp di fonctionner parce que c'est pas normal nit ñi tànkaloo ci biti ba pare benn guichet mooy fonctionner wala ñaari guichet wala ñu naan dañoo pause ak wala yoon loolu mënta ne il faut que ñu jël seen disposition pour que guichet yëpp di dox te guichet yi tamit boo ñëwee bu ñu la joxee xaalis parce que da ngay teg sa loxo ci guichet bi ñu bëri dañuy ñëw fu ñuy compter fi nañ koy pulvériser nañ ñëw après jël benn morceau boo xam ne dañuy fomp boo xam ne c'est voilà def nañ ci kii bi ñu fomp foofu ba mu set mais c'est pas normal même chaise yi ñuy toog bu ñu toogee parce que da ngay jàpp chaise bi mën ko jàpp boo ko jàppee tam dañoo war a am benn service boo xam ne vraiment comme cas d'urgence lañ nekk crise lañ nekk mu ñëw ñu nettoyer foofu yëpp parce que doo xam kan moo am kan moo amul kuy dugg ku dul dugg donc vraiment ñu jël seen i dispositions pour que au niveau des guichets ñu jël les dispositions pour que guichets yi mat nit ñi tànkaloo ci biti vigiles yi nañu veiller à ce que bu ñu gisee ñaar ñu taxaw sax jegante de 1 mètre ñu ne leen séparé wu leen parce que c'est des mesures te dinañ ko nangu xam nañ ni situation bee ko laaj. alors léegi gis nañ aussi beneen fànn mooy gab yi mën nañu wax sax ci temps normal am na gab yoo xam ne du am xaalis ak jamono ji nga xamante ni couvre-feu dafay tàmbali juróom-ñetti waxtu. est-ce que banques yi ñu ngi sàmmonteeg ak seen clients yi ba gab yi di am xaalis ci journée bi. waaw loolu il faut que ñu régler ko
mais li gën a garaaw mooy am na ñoo xam ne seen banque ñoom nekkul ci dëkk bu ñu ne daanaka boo jëlee région de Fatick am na benn banque boo xam ne bu ma tudd tur di publicité mais amu fa dañuy jógee Fatick dem ba Kaolack pour mën a def opération te mesures yi dafa ne waratoo génn sa région dem beneen région. man bu ñu ma wooyee dem leen ci préfet mu jox leen autorisation ngeen génn mais bu ñu demee ci préfet bu leen joxee autorisation tam mënuñu génn parce que oto yi génnuñu donc ça pose problème ça pose vraiment problème parce que ñoom amuñu gàpp moo tax ñun ñuy sensibiliser nit ñi à la digitalisation c'est important fi mu nekk nii xarala yu bees yi nañ koy faral di jëflante mais il faudrait que xarala yu bees yi tamit mu am kaaraange de. mu am kaaraange sécurité boo xam ne day tax délinquants financiers yi duñ dugg sa bër compte jël xaalis mais aussi day accessible à moindre coût loolu da ci am solo c'est-à-dire que xarala yu bees yi pour nga jot ci warul compliqué il faut que tamit net bi internet bi dox benn ñaareel bi mooy application yi mu oyof te yomb parce que population bu ñu nekk mooy population analphabète yi dañoo bëri. am na ñu bëri ñoo xam ne am nañ compte bancaire mënuñu lire mënuñu voilà même bu ñu mënee lire tamit xamuñu dara ci informatique ak yooyu ñooñu dañ leen war a dimbali def leen benn sensibilisation defal leen benn éducation financière bu leen di permettre ñoom ñu mën a utiliser application yi mais yow comme man kenn mësumaa jàngal nu ñuy appliquer banque en ligne. mësul am mais yéen tamit seen wàllu bopp waa Axif est-ce que aussi amoon loo leen si war a def. si ñu ngi ko ciy def nee nañ leen. déjà application yi na simple na facile parce que xaalis dafa laaj secret. tey bëggoo ma xam lu nekk sa portable ca xaalis bëggoo ma xam lu nekk sa compte ca xaalis nañ def ay application yoo xam ne ba ku jàngul sax dina ko mën a appliquer mooy lan ay ganaar ay xar ay béy yoo xam ne day désigner ay montants yoo xam ne boo ko cliquer boo ko kiiyee mën ngaa mën a dem même ñi nga xam ne silmaxa la war naa mën a utiliser ces applications là am na koo xam ne mu ngi dégg am na koo xam ne malvoyant la ñun ñëpp dañoo war a adapter application yi aux réalités de ce pays parce que réalités yi dafa diverses. alors sànq aussi wax nga mesures yi nga xamante ni yéen banques yi jël nañ ko ngir ngir moytu feebaru coronavirus alors biir banques yi dañ doon gis dana am nit mën nañu wax rassemblement entre guillemets maanaam clients yi ñu ngi fa fees fa dell est-ce que loolu jamono jii ñoom tamit jël nañ si ay mesures. waaw banques yi jël nañ ay mesures ba nga xam ne ci biir. amul attroupement mais ci biti mu ngi am attroupement li ci gën a garaaw mooy bis bu étudiants yi ñoom it fayee ko. di nga gis ni am na benn banque boo xam ne fa la ñuy fayee ko li daan am bu ñu jëlul ay mesures dana am problème ñun lu ñu wax mooy étudiants yi dañ leen fay ci seen portable. bu ko defee ñu dem ci opérateur bu leen neex jël seen xaalis mais bu dee ni mu doon def la ñuy def yow romb nga Cheikh Anta Diop avenue bi yàgg nga gis benn banque boo xam ne étudiants yi dañuy toog ci suuf toog fa di waxtaan pendant des heures boo xam te loolu rassemblement interdit la nañu jël seen matuwaay bu ko defee étudiants yi ñu leen di fay ci seen i portable banques yi nañu éviter attroupement bi na service bi gaaw am qualité bu ko defee attroupement yi boo ñëwee doo fa def 10 minutes doo fa def 5 minutes parce que période de reçu période bii la ba pare nañ jël ay matuwaay pour que ñu yokk seeni personnel période bii c'est-à-dire que guichet yëpp na dox ba heure yi ñu leen di wax parce que ñoom ñëpp réduire nañ seen heure yi da ngay dem ñu ne la 7 heures et demie te su ñoom ba sax am nañu 14 heures commencé di appliquer télétravail. waaw télétravail mais xam nga télétravail day xaw compliqué ci banque parce que voilà day xaw compliqué ci banque parce que banque boo demee au guichet wala GAP wala banque en ligne moo fa nekk mais aussi na seen téléphone yi di dox surtout parce que ñun lu ñu gis mooy seen téléphone yi nekkul di dox ah bon nit ñi dañ leen di woo ba sonn pour réclamation xam nga boo wootee sa banque pour réclamation jotoo ko mais da ngay mujj dem da ngay mujj dem ba pare nag nga nekk ci ligne bi pendant des heures di fay xaalis di perte xaalis ba pare kenn du la jël au bout du fil nañ jël seen responsabilité bu ko defee ku leen woo jot leen banque en ligne bi connexion bi na normal ba nga xam ne mën nga accéder sa compte facilement mais surtout nañ sécuriser sécurité bi nag du ay waxi kese il faut que mu am benn assurance parce que tey doo am compte bancaire parce que compte bancaire ñaari bunt la am ñaari bunt yi bu njëkk bi yow ak banquier bi yor ngeen ko boo ko franchiré beneen bi banquier bi rek ko yor donc ce qui veut dire que banquier bi yow sax mën na la tere nga dugg sa compte moo tax yow say données buñ ko jëlee tey bëgg a dugg sa compte yow mën nga perdre say données ñu jël ko mais banquier bi war na la mën a baare mais au delà de ça mu am benn assurance boo xam ne tey ku ñu dugg sa compte ba toj ko
ba mu avéré ni dañoo dugg sa compte toj ko ay délinquants financiers lañ assurance bi doo fa nekk di daw di fi assurance bi mooy fay. mooy fay loolu mooy sécurité nañu sécuriser nos comptes. alors si wàllum sécurité ba tey gis nañ aussi yenn gab yi aussi dafa nekk si mbedd mi am na ay gab yi nga xamante ne am na ay caméra de surveillance am na yoo xam ni amu ko ñu nekk si digg tali bi wala ñu nekk si mbedd mi loolu tamit est-ce que tamit nekkul lu doy waar. non lu doy waar la c'est que sécurité bi ci biir la ak ci biti. gap day am caméra de surveillance ci biir comme ci biti. mais am na ay banques yu ko am. début à tort mais du yëpp. waaw du yëpp. am na gis mën na am na banques yu bëri yoo xam ne ci biir rek la ñu am mais ci biti amuñu ko ci biti moom vigile bay fay nekk te am na yenn heure yoo xam ne vigile bi moom it du mën a assurer correctement la sécurité. parce que am na ñoo xam ne fële la ñuy taxaw seen la nga dugg banque génn ñu topp la. donc c'est très dangereux. moo tax il faudrait que caméra de surveillance yi si biir ak si biti mais li koy faj mooy digitalisation inclusion financière yi il faut que ñu éduquer population ba nga xam ne tey jaratul ngay dem banque na nga toog sa kër def say opération normalement avec les néobanques am na ay néobanques yoo xam ne ñu ngi ci àddina bi ñoom ñu ngi leen di xaar bu baax Sénégal parce que à moindre coût la presque intérêt amu ci da ngay def say opération facilement amul agio amul frais amul dara yooyu ñun lañ gën a soxla suñu réew mi parce que banques yi dañoo war a jël seen responsabilité xam ne dañoo nekk ci technologie bu avancée boo xam ne il faut que ñuy ñaax ci population bi ñëw si à moindre coût surtout parce que amatul coût d'exploitation ay chèque ay gap carte gap yooyu yëpp dañ koy dépasser digitalisation lañ jël parce que statistiques yi wane na ni sénégalais bu nekk am na 2 portables am na 2 bees yi aussi foog nit ñi aussi di ko utiliser léegi dañ leen ci war a sensibiliser mais duñ leen ko imposer sensibilisation bi dañuy waxtaan ak ñoom xamal leen ñu koy utiliser parce que yenn saa yi complexe lay doon yenn saa yi manque de communication lay doon léegi nag il revient aux banquiers mu expliquer leen affaire yi ni mu tëddee. alors dem gis nañ aussi ci conseil des ministres président de la république Macky Sall ginnaaw ba mu rafetluwee taxawaayu BCEAO ci feebaru coronavirus ak tamit digle yu mu jox état membre yi muy sàkku ci bailleurs yi yu ci mel na FMI wala ay banque mondiale ñu annuler dette jëm ci réew yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Afrique. waaw ñun am nañ information ni vraiment pays yi nga xam ne dañoo coronavirus bi leen a impacté banque mondiale ak FMI jël nañ décision pour reporter échéance yi c'est tout à fait normal à défaut ñu baal leen ko. dañ ko mais président Macky Sall annulé la wax de. annulé moom mooy yoon. waaw ñun annulé lañ bëgg parce que banques yi tamit dañoo am benn responsabilité. parce que bu amatul client banque du ama bu client yi wérul mais banque du mën a fonctionner donc banque responsabilité lam pour que santé population bi mën a law parce que ñi koy fay mais il faut que ñu dund pour mën ko fay. il faut que ñu wér pour mën ko fay. il faut que ñu am capacité physique morale intellectuelle pour mën ko fay sinon duñ ko mën a fay donc moom dafa war a veiller à ça pour ce faire nag li mel ni état dañ ko parce que dañoo nekk ci état d'urgence. am na benn texte de droit de principe de droit international bi wax ni les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers daanaka ak nit moo sut fuuf ak ki nga xam ne dafa war a fayeeku si. les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers donc principe de droit général boobu dans un cadre d'état de nécessité mais dañ ko war a appliquer parce que dafa taxaw fi mu nekk nii ñëpp dañoo nekk ci état de nécessité et que mënuñoo fay pour le moment bor yi. kon bor yi moom daal falaa bu dafa mu xaar. il faut que mu xaar te 3 mois yi renouvelable. mais sinon 3 mois wala yow mbirum grâce ngay wax ñun dañ ne. wala yow mbirum non grâce waxuma grâce parce que boo leen nee grâce duñu la ko may xam naa gars yi duñu la ko may. ah mais sànq loolu nga wax de. non délai de grâce délai bi mooy délai de grâce. waaw délai de grâce dañuy toog 3 mois. bien sûr renouvelable bu dee 3 mois yi feebar. mais renouvelable bi pour yow loolu dina doy. c'est-à-dire que ça dépend renouvelable une fois 2 fois ça dépend. ci feebar bi bu fi feebar bi jógee fii ak boobu mais amul problème nit ñi fay rek lépp bor fay la sant dañuy fay. mais daal anam yi nga xamante ni coronavirus muy fi foog ñu xoolaat ko ñu mën a may clients yi ak entreprise yi ci kanam mënuñu ko jamono ji kenn mënta fay bor bu ñu waxantee dëgg parce que tey salaire yi ñëpp xam nañ ni mu demee muy salaire entreprise yi ñëpp xam nañ ni mu demee marché yi commerce bi ñëpp xam nañ ni doxatul même cak-cak yi sax daa doxatuñu fi mu toll nii te waa ji peut-être jeune sénégalais bi dafa dem jëli prêt ci mutuelle bi dem jënd benn motom di def cak-cak amatul xam nga booboo gën a de saret yi sax doxatuñu sakantuma la yeneen fonction moo tax ñu war leen may délai de grâce sinon day indi problème bu grave parce que waa ji da nga koy woo téléphone xuloog moom ngeen saagante nga wàcc këram coow li ne kur feebar bi di gën a wàllante pour que banques yi toog fu ñu toog bañ def des descentes pour dem di saisir di recouvrement
recouvrement day am xam nga banque yi dañuy wàcc def recouvrement mutuel yi surtout mais pour que loolu yëpp arrêté na état bi réglementé bu ko réglementé banque yi danañ xam seen place clients yi xam seen place fekk ñetti weer naa préparé wu defaru bu feebar bu jógee dama war a continuer di fay. alors yéen digle ngay jox commerçant yi nga xamante ni suñu daan jaay ba pare wala dañuy dajale xaalis bu bëre dem ci banque ba si jamono ji nga xamante ni ñuy nekk ci coronavirus. waaw nañu jël les mesures d'abord ci laal bu ñuy laal xaalis bi beneen bi mooy xaalis bi bu ñu ko yóbbu seen kër nañ ko yóbbu ca banque yi parce que bëri na ñoo xam ne tey xaalis bi dañ koy dajale ba ngoon yóbbu ko seen kër ñun nous sommes contre xaalis bi boo ko dajalee ba ngoon jëlal des mesures sanitaires nga yóbbu ko déposer ko moo tax ñun dañ ne woon gab yi dafa war a am ay fonctions yu bëri xam nga suñu gab yi consultation solde ak retrait rek la. waaw mais dafa war a am fonction de dépôt fonction de virement et cetera gab yu moderne yi yooyu la am tey commerçant bi nga xam ne tey liggéey na ba 18h. bu wàcc wala 17h. xam nga heure boobu day fekk banque wàcc. banque wàcc na. mu dajale xaalis ba dem ba gab ba déposer ko fa la fonction de dépôt lu muy demee mooy day ñëw mu dugal kodam am benn brèche bu ubbeeku mu teg fa xaalis lem xaalis ba mu baax teg ko fa affaire bi dugg wax ko somme bi ñaata la mu valider mu génnee reçu mu téye ko dugg na ci biir comptam gab yu moderne yi loolu lay am mais ñun suñu gab yi consultation solde reçu sax boo ko laajtee yenn saa yi bu gab ba paan man gis naa gab boo xam ne boo laajtee reçu mu paan. ah bon man gis naa gab boo xam ne vigile bi moo ma ci jàppale man dama ñëw kar ba sonn duggul vigile bi dama xaaral ma ñëw tànkam bi la jël teg ko ci gaw bës ko. te am na gab yoo xam ne aussi foo defee dañuy paas rek loolu tamit bës ko ba dugal sama carte def sama ko il faut que ñu bës ko day maas xamul. loolu doy na waar laataa ñu eggali moo fàttali suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan tey jii ñuy am mbégte dalal Famara Ibrahima Cissé mi nekk président de l'ACSIF ma ngeen wootee si 33 824 88 06 ngeen mën participer si débat bi. ci àggale. waaw donc vraiment nañ jël matuwaay pour que gab yi nekk des gab de qualité. da cee am solo parce que moom mooy rendre la banque attrayante. mooy tax nit ñi mën a ñëw ci banque bi loolu da cee am solo. gis nga banque. dafa nekk jëmukaay boo xam ne vraiment il faut que ñu soigner ko moo war a gën a set fépp. am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. allo. 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 oui allo. waaw ñu ngi lay dégg. oui ça va ñu ngi rafetlu émission bi. alhamdulilah. di jaajëfal suñu mbokk mi nga xam ne moom lañ dalal Famara. waaw. li muy wax am na solo. ci côté banque yi moom. donc ñun liñ ci gis. mooy dañu gis ne boo ñëwee ci buntu banque yi da ngay gis nit ñi dañ ciy bëri trop. nga xam information bi nan lay demee loolu te dañuy bañ rassemblement bi nga xamante ni mu ngi am ci côté banque yi. donc et puis tamit dañuy gis manque de sécurité bi aussi tamit dafay faral dam na question bi sànq donc dañ dul xam sécurité bi visite yi nga xam ne ñu ngi leen fekk ci buntu bi donc da nga xam ne agression dafay dooree foofu noonu parce que nit ñi dañuy faral di leen ko leen di yelloo di leen gunge yooyu yan matukaay lañ ci war a mën a jël parce que jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax. ok jërëjëf. beneen bi ci def tamit ni ñu ko doon posé. mooy comme léegi ak feebar bi ni mu demee nii. waaw coronavirus. waaw coronavirus bi ni mu demee. donc dañ doon wax ne par exemple ñoom heure bi muy ubbi. fii dafa xaw a teel te et puis dañuy xaw a teel wàcc tamit boobu tamit ban mesure. ñu jégal. ok dégg nañ la. ok jërëjëf merci. waaw Famara lan ngay mën a tontu si ñaari question yooyu mu laaj. waaw li ma doon wax rek mooy heure yi waruñu ko réduire ci période bu toll nii parce que période de rush la. de surcroît dafa am feebar bu lembe àddina bi dugg si biir réew. ni ñu mën a éviter contact yi rek war nañ ko def c'est vrai que ñoom jël nañ seen i mesures mais ñun d'accord ñu seen mesure le fait que ñu réduire heure yi mais war nañ mën a dem ba 17h pourquoi pas nañu recruter du personnel. mais si couvre-feu la nekk de. mais couvre-feu te gis nga sax même couvre-feu bi 20 heures la dem gab yi pour gab yi laa wax. conseil des ministres dem aussi lu mu wax président de la république si administration publique bi 9h 15h. wala yow da nga sàkku si banque yi ñu yokk personnel. non c'est-à-dire pour guichet yi. guichet yi. pour guichet yi mën nañ dem ñoom ba 15h c'est tout à fait normal parce que du ñëpp a yor carte gab du ñëpp a yor banque en ligne léegi nag pour que nit ñi bañ a continuer di tàncaloog yooyu mën nañ dem ba 15h ba 16h sax mais man 14h laa gis. 14h ñoom ñëpp ñu wàcc. 14h laa gis ñoom ñëpp ñu wàcc yi ma gis yëpp dañoo affiché 14h te war nañ mën a dem ba 16h parce que couvre-feu bi. 20h la. am na ku nekk si ligne bi allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñu woowee kilifa gi. maa ngi Cambérène Cambérène. bismillah yow nañu déglu.
waaw ce matin comme Famara ni mu ko waxee. parce que dama dem ci gab bi mais j'ai trouvé le salaire intégral quoi mais par mesure de précaution jëluma li nga xam ne moom mooy en fait la dette quoi li nga xam ne moom lañ may dagg chaque mois léegi nag xaw ma nag nagam am naa sous vert pour dem jëli maanaam li ñu war a dagg chaque mois wala voilà loolu moo defee leer bopp quoi. parce que ok waaw dina la si indil ay tontu léegi. voilà j'ai pas voulu prendre le salaire intégralement quoi. ok incha allah Famara. dégg waaw man bu ma demee salaire intégral laa fa fekk te lépp laa jël parce que dama jàpp ni. jamono ji bàyyiwoo fa dara. bàyyiwuma fa dara parce que dama jàpp ni jamono ji dama koo soxla pour sama njaboot. du ma fi dem di xarmat du ma fi bouger sama kër laay toog sàmb sama njaboot réduire samay déplacement jël ci ravitaillement bu doy ndekki li doy ak lekk bi doy. bu ko defee ma fay ci samay courant du ma fi nekk di daw ci mbedd bi di wut lu ma fayee courant wala amatul nit ñi defatuñ ko. bu daal nit ñi nañ jël seen. man de li ma gis mooy. boo fa demee fekk fa xaalis ba jëlal lépp en attendant mesure bi dugg parce que jàpp nañ ni état bi dinañ jël. kon yow da ngay ragal di fa bàyyi dara mën nañ ko jël banque bi mën na la dagg. mais d'habitude ñoom noonu lañ doon def. boo demee jël lépp mois prochain doo fayeeku dañ lay dagg ñaari mais je pense que situation bu ñu nekk nii bu njëkk ba ku ko foo dem dama la naan jëlal li nga moom bàyyi leen fa seen mais jamono ji ku ma laaj dama la naan jëlal lépp nga dem toppatoo sa njaboot toog sa biir kër ba weer prochain lu ne xaj na ci mën nañu ko lijjanti. am na ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatullah. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar. dolli ziar foo ñu woowee loo tudd. maa ngi tudd Ibrahima dëkk Pikine. waaw dégguñ la de. maa ngi tudd Ibrahima dëkk Pikine. bismillah Ibrahima. an waa Pikine waaw maa ngi lay di ziar di rafetlu émission bu baax a baax a baax. xam ne jërëjëf. émission bi am na solo lool. jërëjëf. mais benn question rek laa bëgg a laaj muy ñi nga xam ne fay def ci salaire jaarale ko seen xaalis banque. dégguñ la de allo. ne seen salaire jaarut banque te fayeekuwuñu salaire. waaw léegi ñooñu nga xam ne da ngay wàññi télé bi wàññil télé bi. waaw allo. waaw ñu lay dégg bismillah. wala ñooñu nga xam ne dañ daan xëy dem taaba ji ba midi ñu yónnee seen kër dépasse nga xam ne daanaka mën nañoo wax ci réew lañ dëkk. léegi ñooñu lan mooy seen taxawaay ci période bi ñu toll nga xam ne da nga daan xëy mën ngaa dem ba midi wala une heure ngay doog a yónnee sa kër dépasse. pare doo ko dawlu sa njaboot reere tey ak mesures yi ñu jël léegi ñooñu nga xam ne da ngay ñëw benn néeg ngay luwee yow ak sa jabar ak sa ñeenti doom ñooñu actuellement ni lan mooy seen lan du ci ñoom à ce moment nii loolu tamit bëggoon nañ am lu ñu ci leer ñu ngi lay rafetuwaat émission bu baax bis bu yàlla sàkk nag ñoo ngi koy topp ba mu jeex kontaan nañ ci trop jërëjëf ñu leen di gërëm bu baax di leen sant Famara bismillah waaw li mu wax am na solo man barki démb rek yeb naa benn père de famille boo xam ne ay dàll da jël dugal ko ci biir saagam dama maa ngi dem marché ba jaay ji ko pour mën a am lu ma dundee parce que sama lu ma ba ma doon jaay doxatul donc yooyu il faut que ñu bàyyi leen xel mais comme président de la république nee na am na benn fonds de 1000 milliards boo xam ne da koy teg pour mën a xeex jàngoro ji man je pense que ñoom. ak aide d'urgence. voilà dañoo war a organiser wu boo xam ne 69 milliards. très bien nekkoon 50 mu yokk 69 milliards war nañ ko gën a mën a yokk sax. parce que man ñi ma gis ñu nekk situation bi dañoo bëri parce que vraiment Sénégal ñuy joxe emploi salarié bëriwul informel bay fi nekk te ñoom entreprise individuelle lañ yor di liggéey di daan seen doole di fay location di fay ndox di fay lépp et puis ndox ak courant sax li laay war a suul buñ ko mënul xaaj nañ ko reporter. c'est-à-dire que jamono yi report lañ nekk non nañu waxante dëgg non nañu waxante dëgg dafa métti nañu reporter dimbali père de famille yeeg parce que jàpp naa ni père de famille yëpp a ngi fay courant père de famille yëpp a ngi fay ndox père de famille yëpp a ngi fay téléphone tey buñ la coupé sa courant dootoo seetaan na ci télé te boo seetaanul télé mesures yi day xaw a compliqué rajo yi léegi mooy loolu courant koy doxal ak yooyu mais vraiment nañ dimbali nit ñi fi mu nekk nii dañoo bëgg ñu dimbali ñu comme nit ñaa ngi respecté président de la république xam na ko te wax na ko nee na personnel santé bi mu ngi leen di jaajëfal opposition beeg ñeneen ñëpp tey fi mu nekk nii ñëpp a def unité autour de lui effectivement ndax tey rek mu doon recevoir ku si mel ni Hadjibou Soumaré très bien très bien Robert Sagna tey su ngoon jamono ji muy recevoir société civile mais très bien donc na jël ay matuwaay pour dimbali askan bi xam ne ci biir askan bi dafa bëri informel te informel boobu il faut que ñu jàppale leen mais nag informel bi nañuy fexe di organiser wu ndax di mën a génn ci informel da ci am solo. am na ku nekk si ligne bi. allo. waa kay salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. waa kay na ngeen def waay seen biir. alhamdulilah.
alhamdulilah xanaa di kontaan ci yéen rek di kontaan ci émission bi. jërëjëf. waa kay ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. jërëjëf. waa kay di kontaan tamit ci monsieur Cissé moomu Famara. jërëjëf. toujours ñu ngi koy suivre di ko topp. ci émission yi muy def yëpp di kontaan ci moom trop te di ko gërëm. jërëjëf. ñu ñaan yàlla mu dëgëral taxawaayam bu baax parce que gis nañ ni muy taxawoo askan wi bu baax a baax a baax. jërëjëf amoon nga laaj boo koy laaj. man nag li ma soxla woon numéro téléphone am laa bëggoon rek s'il vous plaît. moom laa bëgg a incha allah après waa Régie daañu jël sa numéro daan la ko jox incha allah. ma coupé kon. waaw mën nga coupé waaw non bul coupé. après dina la ko jox ki ñi nekk Régie incha allah. gardez ligne bi Famara. waaw dama koy gërëm di ko sant di xamal sénégalais ni lii xeex la yàgg nañ ci depuis plus de 10 ans même ndogal bi la loi sur le délai de grâce yàgg nañ ko wax assemblée nañ ko voté parce que dafa mel ni dañoo gisoon lii nii ak yeneen loi sur le délai de rétractation sur le surendettement yooyu yëpp yàgg nañ ko wax député yi ne leen voté leen loi bi on ne sait jamais mais tey gis nga bu ñu ko voté woon application directe lay doon wax ni daal mbir mi daal tey daal mbir mi jox leen dëgg. dañoo jox dëgg fi mu nekk nii gis nga délai de grâce état yi am nañ ko ci FMI ak Banque mondiale boo xam ne dañ leen di reporter mais citoyen itam dañ ko war a am parce que jamono jii jamonoy grâce la délai de grâce il faut que ñu may ko nit ñi parce que seeni revenu mayatu leen pour ñu def face ak yeneen charge yi te dañoo war a xeex jàngoro ji bu ñu bëggee xeex bi efficace moom il faut que mu am délai de grâce may wax ne ñun suñu rôle lañ nekk clients yi ak banques yi tolloo ñu doole banques yi ay puissance financière la ni da nga doon am lu métti ci banque nga toog jàpp ci yàlla mais léegi loolu amatul wan nañ nit ñi ne mën nga dem réclamation mën nga dem casse mën nga ñëw ci actif bu ko defee ñu mais accompagner la réclamation yooyu dina am suivi est-ce que aussi client bi def réclamation ci banque après dina am lu ko ci neex wala lu mu doon réclamer dina ci am ndam. ñun ni ñuy organiser clients yi mooy dañ leen ne defal réclamation bi en 2 exemplaires benn bi demal déposer ko defal la décharge boobu ñun nga ñu envoyé ñu suivre ko parce que bu njëkk ba da ngay joxe réclamation waa ji mere la xotti ko dugal ko ci biir nga ñëw mu naan la. après du mujj fenn mais léegi loolu amatul même les débits à tort ñi nga xam ne dañoo dem gàbba ñu dagg seen xaalis te xaalis ba génnul dañ la wax naan demal le lendemain demal def réclamation boo defee réclamation ñu am numéro de réclamation wala boo defee réclamation nga am ci exemplaire boo xam ne da nga koy photo rek envoyé ñu ko par mail boo ñu ko envoyé par mail ñun dañ koy traité dañuy saisir banque bi pour que nga jot sa xaalis parce que li ñu gis mooy da ngay dem banque gab bi dagg la fekk gab bi dafa paan mu nekk débit à tort te xaalis bi génnul nga war a toog 45 jours ban père de famille moo ko attan 45 jours xoolal jamono ji ñu nekk nii nga am début à tort ñu naan la da ngay toog 45 jours te yow nga war a toog weer ak fukki fan ak juróom ban père de famille moo ko mën a toog te amoo xaalis amoo salaire amoo dara da ngay mujj dem confinement bu limiter say déplacement yow kenn du la dàq déplacé wu bu boobaa moo tax nag pour éviter situation yëpp nee nañ leen ku am début à tort lendemain rek demal defal sa réclamation envoyé ñu ko bu ko defee ñun dinañ travailler ak état bi bu ko defee ñu nga teel a jot sa xaalis. am na ku nekk si ligne bi Famara Ibrahima Cissé ñu jël ko laataa ñuy wéyal waxtaan bi allo. oui allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi da ngeen def ça va. alhamdulilah. bien merci maa ngi rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf. voilà maa ngi tudd Chérif maa ngi wootee Nord Foire. Nord Foire bismillah Chérif. voilà dama bëggoon a remercier Famara parce que wax dëgg yàlla gis nañ ko mu nekk jeune nekk ndaw vraiment di def liggéey bu mucc ayib si dimbali ay clients yu bari yoo xamante ne ni ci wàllu banque am na ay information yu bari yoo xamuñu ko woon d'ailleurs li mu doon expliqué sànq lu ci mel ni débit à tort yeeg réclamation yi les gens souffraient mais depuis que actif bi mu fi nekkee ak dévouement bi mu am vraiment les gens voient que ne affaire yi moo ngi dox bu baax ci côté client ñu ngi koy remercier di ko encourager aussi que combat la boo xamante ne c'est pas facile à mener mais quand même na góorgóorlu rek gën a jàpp vraiment parce que li muy def nit ñi mënuñu ko fay kenn mënu ko fay mais engagement bi mu ciy def moo ngi tax ñu bari di ci am gindeeku ñoo ngi la ci remercier te di la ci ñaanal yàlla yóbbu ko fu gën a kawe. bon man ñaari laaj laa amoon benn laaj bi mooy tey par exemple banques yi ban conséquence boo xamante ne nii bu néfaste nekk boo xamante ne moom la coronavirus bi mën a impacté wu si seen liggéey moom mooy suma première laaj deuxième laaj bi mooy tey jii nii dañoo gis ne Sénégal dafa bari ay banques ak ay microfinance mais tey si tey ban disposition lañu jël par rapport ak coronavirus bi parce que ñoom ñoo ngi nekk ci dëkk ay xaalis di fi am lu bëree bëri mais est-ce que tey jii nii ñoom participer nañ ci xeex bi de manière conséquente bu nga xamante ne nii vraiment c'est une participation
ñu mën a xeex coronavirus parce que xam nañ ne question de xaalis la mais aussi question de sensibilisation la mais aussi est-ce que tey jii dans les agences ñoom ils sont en train de mettre des dispositions ni ça va permettre aux gens pour que ñu mën a xam yan doxalin lañu mën a utiliser durant xeex bi coronavirus bi quoi. jërëjëf voilà. jërëjëf merci beaucoup. waaw première question maa ngi koy remercier di ko gërëm di ko sant di rafetlu tamit intervention bu responsable bu mu def di wax rek ni impact bi ci banques yi mënta négatif parce que ñu bëri ñu ngi may laaj ne ma bu ñu reporté est-ce que banques yi dinañ dund man leen banques yi dinañ dund parce que tey banque du prêt rek du intérêt yi rek lay dundee am na ay agio am na ay frais ay services yoo xam ne dafa bëri yu nekk ci banque bi yoo xam ne day tax moom mu am xaalis mu am ay revenu comme boog banques yi ñoom bu ñu reporté affaire yi du leen sonal ci dara boobu benn la deuxièmement banque entreprise la te dafa am responsabilité sociétale de l'entreprise banques yi tey moom lañ doon gën a xaar ñu jël seen loxo dugal ko ci xeexum coronavirus bi. wax dëgg yàlla man gisaguma benn banque. justement loolu est-ce que am xam naa dañuy xaar accès participatif bu baax si. non man gisuma ko wax dëgg yàlla ñun xam naa dañuy xaar accès participatif xam naa dañuy xaar accès participatif te accès nag participation dina ñëw wala am aussi ñu ngi participer te yëgoo ko de. non Sénégal fii loo fi def nit ñi wax ko xam nga tey président de la République gis ngeen ni bu gars yi joxe entreprise yi dajale xaalis bi mu nekk ci 700 millions jox ko am na lu ko métti parce que boo demee ay lu mel ni Maroc am na benn banque boo xam ne mu ngi Maroc mu ngi fii marocain ko moom li mu joxe rek ëpp na 160 milliards donc il faut que banques yi xam ni dañoo war a dugal seen loxo ñoom lañ doon gën a xaar ci entreprise yi dañu war a yëngu de parce que entreprise la boo xam ne moo ŋànk entreprise yëpp état bi facilité ko defal ko ay facilité yoo xam ne tey wax dëgg yàlla waroon nañu mën a ñoom taxawaay boo xam ne man jàppoon naa ni bu ñoom rek seen joxe waroon na man 1000 milliards ñoom rek mënoon nañu joxe 1000 milliards yi 1000 milliards 25 xam nga ñaata banque fi nekk 25 banques 4 établissements financiers à caractère bancaire mutuelles yi ngay gis nii xam nga ñaata lañ 303 donc ñooñu ñëpp buñ joxee waaye li laay war a suul mais mën naa am aussi ñu ngi si de entreprise lañ da nga jàpp ni mbir mi dafa yéex ay entreprise lañ bu ñu dajalee li entreprise yëpp joxe waaye nee naa la 700 millions la matul milliards te banque rek benn rek mënoon na joxe 10 milliards wala 20 milliards wala 30 milliards mais pourquoi ñun suñu banques yi ñun nangu ñu liggéeyal askan bi ñëw rek tibb xaalis dem te lu ci ëpp nag ay banques étrangères lañ liggéeyal ñu Sénégal kon da ngay sàkku daal si banques yi daal ñu am engagement bu am solo jëm si feebar coronavirus du dugal si xaalis bu non banque dafa war a nekk banque de développement développement tàmbaleen ci population bu wér comme ñoom population bi la ñuy liggéeyal te bu population bi nekkul ñoom la ñuy am dootuñu ko am mais coronavirus bi war na mën a tax ñu am beneen taxawaay bu bokkul ak bii. ñu jël ku nekk si ligne bi Famara allo. allo. bisimilah. asalaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. na ngeen def maa ngi tudd Ndiaga Dieye. Ndiaga Dieye fa ñuy woowee. Ndiaga Dieye maa leen di woowee département Koumpentoum. Koumpentoum. waa commune Bamba Thialène. an waa Koumpentoum ñu si jàmm. waa ñëpp a ngi ci jàmm sant yàlla ba mu bari. bisimilah. léegi dañoo am man de dama am benn problème. ci wàllu fayeeku mi quoi fayeeku percevoir salaire yi fin du mois bi. waaw ñu lay déglu yow rek nañuy déglu. léegi dañoo am benn problème pour déplacer parce que man dama nekk client BHS. léegi pour ma déplacer dem Kaolack il va falloir ma am autorisation gouverneur région Tamba. pour nga mën a dem dëkk ba daal. waaw pour ma mën a dem Kaolack. léegi autorisation de circuler. waaw autorisation de circuler. léegi nag il faut ma def 118 kilomètres pour dem Tamba. léegi su ma defee 118 kilomètres am autorisation bi danaa dem waat fi ma dëkk soog a mun a dem Kaolack. allo. waaw yow rek nañu déglu. waaw ma ne léegi nag problème. xoolal da ngay wàññi son wu télé bi. waaw soo waxee rek dinañ la dégg. d'accord léegi dama war a def 100 pour dem Tamba pour dem mën a gis gi wër ne moom jox ma autorisation de circulation léegi su ma defee jotee bopp encore parce que 200 kilomètres de moyen pour dem. léegi nag loolu jafe-jafe yooyu ñu am mooy suñu problème tey instant yi mënu ma am autorisation de circuler bi parce que il faut ma déplacer dem foofu te instant yi dama am faute de placé wu. jërëjëf.
léegi nag loolu mooy suma inquiétude léegi ban solution lañ mën a am par rapport à pour mën a régler problème boobu pour mën a dem Kaolack est-ce que mën nañ dem gis préfet pour loolu wala nag. loolu daal mooy suñu inquiétude ñu nekk fii des enseignants. léegi Famara dina leen si ingil ay leeral léegi nii. waaw d'accord léegi nag ci biir loolu aussi maa ngi sant Famara di ko encourager ci li mu nekk. di ko ñaanal yàlla ak man-man bi. jërëjëf parce que wax dëgg yàlla gis nañ fi mu taxawu maa ngi moom mos nañ jokkoo téléphone wax dëgg yàlla mais fu ñu toll daal ñu ngi koy ñaanal parce que gis nañ fi mu taxawul daal consommateurs yi. jërëjëf. waaw jërëjëf merci beaucoup Famara. waaw problème boobu laa doon wax moom sànq. def am na problème de moom. il faut que gouverneurs yi ak préfet yi foog ñu xool solution daal vraiment. il faut que gouverneurs yi ak préfet yi. am benn ouverture ak benn disponibilité pour que période bi ni fu mu toll nii ñuy permettre nit ñi ñu mën a am xaalis toog seen kër wàññi seen déplacement. pour ce faire il faut que ñuy délivrer les autorisations facilement jarul rang da ngay dem mu am benn service boo xam ne rapidement da nga bëgg a déplacer mu délivrer la ko cacher la ko nga dem tamit. xam nga mën nga am autorisation ba pare doo mën a génn dëkk bi parce que auto amul transporteurs yi vraiment na am ay transport yoo xam ne dañ koy homologué ñoom it gouverneur ak préfet nañ jël des mesures ba nga xam ne génn dina am auto yoo xam ne mu xaw ma jaganjaay lee doon xaw ma bus lay doon. boo xam ne mais mesure bi état benn yoon état bi moo jël. waaw état bi ko jël mais ñoom am nañ yenn pouvoir. c'est-à-dire que gouverneur mën na autoriser auto mu génn ci région bi. mën na autoriser bus mu génn ci région parce que dañoo décentraliser pouvoir bi. yooyu noonu tamit comme am na contexte boo xam ne fin du mois la bu ñu recenser ñëpp ñi nga xam ne dañoo war a dem gouverneur mën na délivrer autorisation bu ko defee bus bi génnee leen mën leen a indiwaat ñu dem percevoir ñu wax sinon mesure yi du efficace parce que ku amul xaalis doo toog sa kër di xool sa njaboot ngeen di xiif mënul nekk il faut nga génn bu boobaa génn bi nag moom mooy lawal feebar bi vraiment am na mesures yoo xam ne d'assouplissement yoo xam parce que objectif principal bi mooy lan nit ñi bañ a wàllante léegi nag bu ñu bëgg atteindre objectif principal ba violer ba am effet contraire. parce que tey nit ñi bu ñu amul xaalis mënuñu toog seen kër loolu dama ko yàgg wax man mii commencé ci man bu ma amul xaalis du ma toog sama kër. damay génn dem wuti ji ko. léegi pour nit ñi toog seen kër nag ñii mën a dem jëli seen xaalis nañ leen permettre facilement ñu dem jëli seen xaalis ñëwaat autorisation nañ leen ko jox transport bi tamit même bu dee bëgguñu transport génn beneen mais nañu homologué benn bus boo xam ne bu ñu leen recensé ba ñu mat nombre bi war na la mën a yóbbu ñu fay ko mu yóbbu leen indil leen ñu respecter les mesures sanitaires. loolu da ci am solo. am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi Famara allo. allo. bismillah. oui ITV. ITV. oui man dama soxla numéro Famara Ibrahima. waaw yaay en direct mun lay déglu bismillah foo ñu woowee ak loo tudd. maa ngi Grand Yoff mais dama soxla numéro contact rek. waaw léegi ne quittez pas dina la ko jox léegi nii incha allah. voilà mais maa ngi koy encourager vraiment. ok jërëjëf. jërëjëf sànq aussi am na benn téléspectateur Famara bu wax ci wàllum kaaraange kooku tamit jotoo ko woon tontu de. waaw kaaraange dafa baax ci mbirum xaalis xam nga bu njëkk ba bu ñuy wax kaaraange protection physique lay doon mais tey protection virtuelle sax dafa baax parce que tey compte yi ci boppam lañu war a protéger def ci sécurité bu doy ba nga xam ne utilisateur bi usager bi du nekk victime parce que tey bu ñu duggee sa compte jël fa lañ fa war a jël te yow yëgoo tënoo parce que am nañ cas yu bëri yu mel noonu nit dinaan dama tëdd sama kër rek dégg sama portable daan teng sama xaalis di dem le lendemain ma dem ci banque bi ñu ne ma wëy Washington xaw ma Dubaï lañ doon def ay opération yi mu ne la man bu ma nekkoon Dubaï wala Washington man dinaa fi nekk heure bii mu ne la wëy léegi dañuy xool da ngay dem déposer plainte ñu noonu la ñuy def. mais loolu dina am suivi mais ñun boo ñu ko joxee dañuy am suivi parce que banque yi dañ leen ko wax. mais est-ce que gis nga si ay clients yi nga xamante ni lii dal na leen après banque bi mujj leen rembourser wala. mais bëri na ñun en tout cas ñun cas yi ñu yor yëpp dañ leen di rembourser parce que am nañ fu ñu war a jaar ak ñoom affaire bi c'est vrai que di nga dem def déclaration police. waaw yéeg wàcc mais assurance bi moo war a fay parce que dafa am ay assurance yoo xam ne pour loolu la ci au passage may wax ni entreprise yu bëri tey tëj nañ avant sax maladie bi di am. banques yi waroon leen jox seen i xaalis parce que seen indemnité de licenciement viré nañ ko ci banques yi tey ñoom ñëpp woo nañ ma nee nañ ma avant dañ doon dang-dangi di am mais tey nee nañ toog suñu kër yi donc vraiment activé wu leen pour que banques yi fay ñu suñu indemnité. mooy wax nag banques yooyu vraiment ñii ay pères de famille. dañ doon liggéey entreprise ba tëj daanu viré leen seen indemnité de licenciement li laay war a sul jox leen ñooñu seen i. am na ku nekk si ligne bi allo. allo waaw. bisimilah. waaw na ngeen def ku baax. alhamdulilah. na ngeen def sonal nit ñi. alhamdulilah foo ñu woowee. maa leen di woowee Xombal. Xombal.
xombal waaw xombal. bismillah waaw waa ji daal. allo c'est très important. allo. li muy wax ni c'est très important. parce que waaw li muy wax nii c'est très important. waaw ñun lay dégg. waaw parce que ci am ay nit yoo xamante ne jëlal nañu ay prêt dem dugg ko ci àll bi dem liggéey tey toll nañ ci délai récolte mais pour ñu jaayee ko sax fii ne mënul ne pour problème mu déplacement yi wax na wax ci oto yi kon banque yi moom xam ne dañoo leb prêt pour fay waaye foog ñu rénover may ñu ay mois ba régler situation yi ñu xool naka la ñuy def ba rembourser xaalis yi mais pour le moment fii ne bu ñu tegee prêt fii rek mën na perte xaalis ngay def parce que expérience pour fay te dama ragal ne banque ku leb pour liggéey da ngay mën a am possibilité di dépense di dem di dikk soo ko mën a liggéey pour fay waaye mënoo dem doo dikk liggéey loo fay loolu mënul ne. ok jërëjëf loolu daal bu ñu si mënee état mënee jàppale bu baax a baax am nañ ci yaakaar ci moom ñu ngi koy demandé incha allah. jërëjëf mbir maa ngi nii de mbir mi soxal na. xam nga bëri na ñoo xam téléspectateurs yi ne de. xam nga bëri na ñoo xam ne surtout jigéen ñi. dañ doon xëy marché ba du ñu yor ñaar dërëm dem ca banque ba. mu am benn banque boo xam ne dañoo ñëw ci marché ba lebal leen xaalis ñu dem jënd ci jën ci bu dee tefes bala jënd jën ñëw jaay bu ngoonee ñu fay banque ba dem ñoom am lu ñu yóbbu seen kër waa léegi comme activité boobu doyatul ñooñu tamit il faut que ñu leen di xalaat ñi nga xam ne tamit ñoom dañoo jëloon banque prêt pour 1 an tamit defoon même chose wut marchandise bu bëri teg ñooñu tamit tey marché bi doxul war nañ leen a xalaat loolu lépp lu koy faj mooy nañu dimbale askan bi reporter échéance yi ñi nga xam ne ñoom au jour le jour lañ doon dund ñooñu tam ñu encadrer leen xool dans quelle mesure lañ leen di organiser jàppale jamono report nañ nekk waaw si fan yëpp ku feebar mënoo fay bor mënoo feebar ñu ne la toogal sa kër ba pare ne la fayal bor wax dëgg yàlla yéenewul maanaa am na ku nekk si ligne bi allo waaw salaamaaleykum aleykum salaam sëñ bi ñu ngi leen di jaar alhamdulilah dolli ziar. waaw en fait di rafetlu seen débat bi ngeen di def am na solo trop. jërëjëf. avant hier rek gis naa gars yu bëri di ci débat mooy seen seul souci mooy affaire de banque bi. waaw parce que ay responsable lañ ñu ay entreprise yu ndaw lañ yor jël prêt ci banque bi te bu ñu waxee confinement rek seen problème bi njëkk mooy nan la ñuy def ba fay banque bi. waaw ñu rafetlu émission bi wax tamit ngeen wax état bi mu bàyyi xel ñooñu xam ne ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ mais pour ñu toog seen kër yi dëgg banque yi di leen sonal tamit loolu lu ñu mën ndax mënuñoo toog seen kër yi banque yi di leen woo te yoruñu luñ dundale seen famille waxuma laa ba leen di fay waaw bu fekkee état bi mën naa jàpp si maanaam fexe 3 mois mu may ko gars yi pour bañ a fay ba affaire yi situation bi décanté ko waaw loolu daal. jërëjëf Famara. li mu wax la ñëpp wax. jamono jee ko laaj mosu ñoo toog ba wax ko situation présenté wu ñu teg ko sur la table dafa mel ni téléphone bi. waaw téléphone moom. waaw ñu teg ko sur la table waaw bisimilah. état bi nag na ci réfléchir bu baax. ba pare xam ne oui. waaw bisimilah. allo aleykum salaam aleykum salaam. Bass ñu ngi leen di siyaare. dolli siyaare. di rafetlu seen waxtaan yi. jërëjëf. maa ngi wootee Gossas. dégg foo ñuy woowee nga ni. Gossas kaay wootee Gossas. Gossas bismillah. waaw. li mbokk yëpp rek wax loolu ci lay delluwaat. ndax lépp xaalis banque. day joué sax ci ñun jule yi jël xaalis jël ay xar wala ay nag jënd ko ba pare dur jaay ko di problème mënoo fayaat borom affaire bi da ci joué lu bare léegi may ñaan état bi waxtaan ak ñoom ñu may ni bor yi kenn bañu ko fay waaye nag dañuy may 2 weer wala 3 yoo xam ne suñ liggéeyee incha allah delloo xaalis ba rek dañuy ñaan nag kuy ñaan moom amuloo dañuy ñaan dimbali ñu ngir yàlla waaye bul jëm sa kër bu liggéey
koor gi loolu neexul ñu rew fi waxtaan ni Famara jërëjëf yàlla fay la kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf do mbaay di fan xam nga ne usagers yi ku leen dégg xam na ñii ay liggéeykat lañ te mbir mi itteel na te nangu nañu fay te mbir mi itteel na leen xam nga ku bañ a fay du waxee nii kii waxee jàmbaar ji wax xam nga ne liggéeykat la te tey bu duloon situation bii nga xam ne peut-être que marché bi doxatul dana continuer di liggéey du am benn problème ak banque mais bu état bi jëlul mesures yi très rapidement moom nar naa am problème ak banque parce que activité bu mu doon def état ko taxawal xool nga marché yëpp état nee na nañ taxaw et à juste titre parce que wàllante bi baaxul ci réew mi ñu ciy saluer état bi lu mu def Sénégal yëpp nangul ko ba pare di ko tàccu mais na xalaat ni am na ay mesures d'accompagnement yi mu war a jël yoo xam ne dafa war a accompagner ñii nga xam ne dañ ay liggéeykat lañu jëflante woon ak banque te mesures yooyu da nga jàpp ni warul nekk loo xamante ni lu ñuy xaar la dafa war nekk daar très rapidement ba pare nag bu mu am benn pénalité c'est-à-dire am na yoo xam ne dañ ko doon def mais contexte bii bu ko kenn def amul dañ koy reporter 3 mois xam nga banque fu mu la reporter lee rek teg na ci ay pénalité ay différé frais yoo xam ne c'est lié au voilà yooyu nañ ko teg fële du jamonoom en temps normal boo nee banque dama bëgg a différé dana naan d'accord mais dama lay teg ay daan mais jamono ji moom loolu mënul nekk xel xalaatu ko nit ñi dañ leen différé parce que contexte bee ko laaj surtout que dafa nekk loo xam ne bu doon man wóor na ma ni bu banque yi différé prêt yi dina am impact négatif ci banque bi muy suux wala yooyu dama naan tamit dañoo war a protéger banque yi mais du fa am benn impact justement parce que am benn impact mooy Famara loolu nga wax mais xaaral ma wax la mais banque yi dama koy démontrer banque yi suñu taxawoon fii leneen la ñuy wax de dama koy démontrer tey banque yëpp ay jël agio imaginez banque boo xam ne 180 000 clients la am di dagg ku nekk liggéeykat bu nekk compte bu nekk mu dagg la 4 000 francs agio waa multiplier ko kooku mënul jël charge am yëpp non du impacté fay na ci salaire yi fay na ci courant bi fay na ci ndox bi fay na ci installation mu du ci impacté ba pare les banques sont cotées en bourse nañu wax di dëgg donc ñoom vraiment 3 mois renouvelables mais bourse bi jamono ji mën nañu wax ni waaw bourse bi demeewul noonu de bourse bi dem que ay CAC 40 bourse bi vraiment day wàcc bu baax c'est vrai bourse bi wàcc na mais du leen tere ñoom doxal li ñu war a doxal fay personnel fay charge seen personnel duñ toog mukk benn weer boo xam ne fay ñu ko parce que tamit banque am na moyen yooyu yàgg na liggéey am na ay garantie yoo xam ne fonds de garantie yoo xam ne bàyyi na ko au niveau de la banque centrale d'autant plus que banque centrale mu ngi leen di accompagner banque centrale jox na leen xaalis boo xam ne pour ñu mën a jàppale état bi jàppale tam usagers yi je pense que nag président de la république effort yi banque centrale def effort yu FMI def effort yu banque mondiale def war na mën a moom it à son niveau jël na c'est vrai ay mesures teg benn fonds de 1000 milliards mais man dama jàpp ni fonds boobu du doy il faudrait que état bi daal bu bëggee régler na légiférer mooy lan jël décret pousse échéance yi de 3 mois renouvelable parce que tamit ñi nga xam ne dañ daan liggéey nekk ci luuma yi nekk ci géej gi nekk ci mbéy meeg sàmb bi ñooñu mënatuñ jaay ku ne commerce yàqu na fi mu toll nii léegi rek le temps que feebar bi dañ fi président danañ jàppale te jàppale bi du fond rek mais na légiférer na jël décret bi te gëm naa ne dina ko jël parce que ci communication wax na ni dana dem assemblée ñu jox ko pouvoir boo xam ne dina mën a gouverner loolu nag ñun fa lañ nee nag alhamdulilah parce que bu boobaa dina ko mën a jël parce que sinon bu doon loi la day nekk proposition de loi wala projet de loi. alors sànq wax nga aussi ñi nga xamante ni ñooy liggéeykat yi ak commerçant yi ñu daaneel foofu ñi nga xamante ni aussi dañ nekkoon ci viseur banque naroon saisir ses biens weer bi mu tombé coronavirus bi. dañ koy suspendre ban taxawaay la banque bi war a am. non je pense que loolu moom dañ ko war a suspendre parce que fi mu nekk mais est-ce que banque yëpp ñu ngi koy respecté. dañ ko war a suspendre c'est-à-dire que loolu ndogalu état la xam nga l'état est souverain. effectivement banques yi ay entreprise lañ mais moomuñ ñu état bee leen ilif te mën na jël ndogal bu ko neex ci biir dëkk bi. te jamono ji ñu toll nag Macky Sall ñëpp a nekk ci gannaawam muy opposition muy pouvoir muy société civile muy ñëpp plein pouvoir la am bu pouvoir moom bu ko amatul fit bi bu amul fit jamono ji pour jël ay mesures dootu ko amati parce que coronavirus moo ko waral
vraiment ma ko ci ñaax xam naa ni jàmbaar la liggéeykat la donc vraiment ma koy gën a ñaax pour mu gën a dimbale askan bi déjà fond bi rek ñu ngi ko ciy félicité di ko remercier. Famara Ibrahima Cissé waxtu bi ñu cëraloon jeex na ñu lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali yow yaay jiitu Axif ñuy gërëm bu baax di la sant bu baax di gërëm aussi suñu mbokk téléspectateurs yi ndax tey ñu doon waxtaanee mbirum coronavirus ak tamit taxawaayu banque bi yan jeexital la si nar a am ak tamit clients yi naka noonu ak entreprise yi mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah juróomi waxtu fii si ITV.